d'accord fréquence u mouvement yi docteur mouvement yu anormaux yi ci journée bi wala ci moment yi ci lan lay dépendre en général ndax dafay nekk ci journée bi yëpp sa loxo mi ngi lox wala sa baaraam mi ngi tëb wala par moment la koy def bàyyi. ça dépend ci ban mouvement la. par exemple bu ñu jëlee ci tremblement bi nga xamante ne ni ci xale la ëppee. li koy indi souvent mooy les causes soit toxiques wala métaboliques maanaam sax benn garab bu nga jël mën nga jël benn garab mu def la ngay lox. loolu lox boobu souvent day doon lox boo xam ne ni c'est permanent tant que arrêté woo garab bi ba mu dañ sa yaram exactement ba mu dañ sa yaram ba jeex lox bi du arrêté. mën na wàññeeku nag ba xëy arrêté mais bu fekkee da nga ci jël lu bari d'emblée mu def la benn genre intoxication d'emblée intoxication boobu souvent même boo arrêté garab bi lox bi mën na continuer wala mouvement anormal bi mën na continuer. mais question bi dafa xaw a large parce que mouvement anormaux yi dañoo bari. ça dépend si bu si nekk am na yoo xam ne nii dañ leen wax des mouvements normaux paroxystiques maanaam dañuy jékki-jékki ñëw jékki-jékki dañ am na yoo xam ne souvent booy soog a yeewu suba teel lay gën a bari am na yoo xam ne boo demee ba ngoon xaw a sonn liggéey wala def ay activités xale bi dem jàngi am coono souvent fa lay faral li ñëwee waaw. d'accord ñu compléter un peu rek li nga doon wax sànq ci borom tremblement essentiel bi mi ngi confirmer li ngay wax ndax nee na mi ngi ko jëlee ci benn maamam de troisième génération. foofu la hérité gène boobule. kon ñu wax ne ubbiwaat nañu antenne bi ci 33 825 18 30 ñu xool kan mooy ñëw ci wàllu mouvement anormaux yi asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Khady. waaw soxna si. Rokhaya Sall Yëmbal. Rokhaya Sall Yëmbal. ñu ngi lay nuyu soxna Rokhaya. ñu ngi lay fay bu baax chapeau à toi franchement. Merci beaucoup. ñu ngi remercier suñu professeur boobu Mawli. Mawli waaw. vraiment ko bëgg xam-xam la. te ko disponible franchement. jërëjëf. ñu ñaanal yàlla yokk xam-xam bi te wéral ko bu baax a baax. amiin amiin. waaye te docteur ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf Rokhaya ñu ngi lay ziar. ok. yal na yàlla yaa yokk xam-xam bi bu baax ndax ku bëgg xam-xam la franchement. amiin amiin. merci disponible. merci beaucoup. na ko yàlla fay. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Rokhaya Fall Yëmbal ñu ànd tuuti kon ak service commercial balaa ñuy dellu si pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valdafrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. ñu ngi ànd ak Valdafrique ci seen émission Allo Docteur 19h ba 20h30 ci 33 825 18 30 ak docteur Mawli Fall neurologue 33 825 18 30 ñu xool keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. maa woote woon sànq man la Diouf. Diouf waaw. waaw dafa ne am na ku wax ne ku bëgg xam-xam la. loolu lu dëgg la ku bëgg xam-xam la lu mu la wax sax noonu la man mi ngi jàngal xam naa loolu lu baax a baax. vraiment kii daal dama kontaan si moom de telle sorte que vraiment il fallait que ma woote waat 2 fois. dégg nga waaw d'accord ku bëgg xam-xam la dégg nga. d'accord. te lu mu la wax noonu la nag dégg nga. d'accord waaw jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup monsieur Diouf ci 33 825 18 30 ñu xool kan mooy ñëw ci mouvement anormaux yi asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. ñu ngi sant bu baax fooy wootee. man maa ngi wootee Tëngéej. Tëngéej. waaw ayca loo bëgg a laajte. man dama amoon benn opération bi ma nekkee Espagne en 2007 2008. waaw. ci hernie discale. léegi nag maa ngi dégg léegi professeur muy wax hernie bay wax problème mu nerf bu liquide bu mel ni amortisseur bu tànjoo bi genre yooyu quoi bi wax ci problème mu nerf sciatique. léegi nag man hernie discale bi dama àgg foofu tubaab bi ñu may opéré. ñu laaj ma loo doon liggéey. waaw. ma wax leen ko boobu nag j'avais moins de 35 ans. te ba doon opéré mu ne ma yow moom def na 40 ans de service mi ngi door a am cas bu mel nii ci jeune daal. parce que boobu dama am 4 ouvertures sama ginnaaw sama colonne vertébrale bi. affaire bi nekk lu critique mais yàlla dimbali na ma ñu opéré ko ba mu réussir. waaw. mais bi mu réussir aussi léegi bon si je me rappelle bien boobu après boobu jërëjëf moo dégg woon espagnol baax mais il paraît que ki ma àndaloon doon na ko wax naan ko. par exemple bu yàggee lu mu yàgg dina am problème mu genou. léegi man 2019 bii ñëw mat na ci ay 9 ans 10 ans léegi nag man ma am problème mu genou boo xamante ni soxna si bu may julli damay mel ni borom 90 ans. mais nag opération moom dara nekk wut ci dara yëgatuma dara. mais sama genou yi moom dafa
sentir ne daal dama am ay problème léegi nag ma ciy waxtaan ak benn docteur bi ne ma kon déggoo woon espagnol ci li ñu la waxoon ça n'a rien à voir da nga am problème mu jur à part ndax jotewut ak nerf ak kii hernie discale bi dara. d'accord léegi nag ma bëggoon ma xam exactement lan moo waral hernie discale bi lan moo ma ko tegoon ndax doon naa liggéey le 10 avant may dem Espagne ak aussi ndax dafa am rapport ak douleur genou bi wala genou bi à part. d'accord dina la si wax lu mu xam incha allah. jërëjëf ñu jógee Tëngéej seet ku ñuy àndal ak docteur Mawly Fall neurologue chef service neurologie bu hôpital bu Pikine asalaamaaleykum allo ñuy ñaan suñu auditeurs yi ñuy fay seen rajo ndax déggante bi gën a mën a neex 19h la ba 20h30 tey ñu ngi ci mouvement Anourmo ànd ci ak docteur Mawly Fall neurologue asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. fooy wootee. maa ngi wootee Kaffrine. Kaffrine. waaw. ay ca ñu ngi lay déglu. man daal dama yoroon problème mu sëqët. problème mu sëqët. waaw. léegi nag damay dem ba yàgg damay appat damay nokkat lu bëri. da ngay appat. waaw daanaka ñu wax juróomi mètre la tàppatoo mënuma. ba fi ne dox bi bëreetul. léegi nag mu doon lay daal docteur lan moo ciy produit. d'accord dina la si wax lu mu xam incha allah. waaw dem naa ci hôpital yi daal laay dara ba léegi daal taneeku. waaw dox daal dara laa ci mën. d'accord. man su ma yëngatu tuuti daal danaa sonn ba dootuma mën a waxat ak yow. waaw. loolu nag soxna Kadi ñu ngi lay gërëm bu baax di la ñaan fan bu gudd ak wér-gu-yaram. allahumma amin. wax dëgg sa liggéey dinaa koy déglu toujours. amin amin. baax na jërëjëf. jërëjëf suñu mbokk moom la doon woote Kaffrine 33 825 18 30 ñu xool kan moo ci topp asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. man lay wooyee Kër Massar maa ngi sant yàlla. Kër Massar ay ca ñu ngi lay déglu. waaw man nag war na am 55 ans jëm 60 ans. ay sama ndigg li ak sama moulin yi daal ak sama tànk yi ci suuf. damay dawal oto nag. pour mbir lay faral di def moom mooy sama métier. waaw. mais tànk yi daal moulin yi te damay gaaw a crampe. waaw damay crampe dafa bëri fi ma toll nii la guddi sama tànk yi dafay tànk jir ak moulin yi. waaw sënu it encore day métti comme par exemple bu ma tëddee benn am na côté boo xam ne bu ma tëddee yàgg rek lu ko commencé sama côté la jëm sama ndigg li day métti. d'accord. waaw ma doon laaj docteur nag. d'accord. waaw baax na loolu laa doon laaj tànk yi daal moom tey métti toujours day métti di tàng. waaw dina la si orienté incha allah. jërëjëf 33 825 18 30 ñu seetaat kenn ci ligne bi ñu daal di taxaw bàyyi docteur tontu asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. nag yitte yi. alhamdulilah fooy wootee. wootee fii Dakar. Dakar mi ngi lay déglu. waaw daal ma doon laaj. waaw. comme problème mu crampe waxtaanee léegi. sëriñ bi baal ñu nga yëkkati sa kàddu ci kaw tuuti. ma ne problème mu crampe boobu muy wax. waaw. su guddee su ma tëddee budul jaaxaanaay. waaw. yaram bi day sax. soo tëddee su dul jaaxaanaay. waaw côté bu ma tëddee rek. su ma yeewu ab naa def ay 2 à 3 minutes. sama loxo yi doog a mel ni mën a bàyyi quoi. crampe si loxo. waaw. d'accord. loolu daal laa doon laaj ba xam. d'accord. jërëjëf Assane kon ñu taxaw su fekkee amul ko xëcc déjà ñu bàyyi docteur Mawly mu daal di tontu docteur dañuy ànd ak ki Rokhaya Fall ñu ngi koy sant di ko gërëm ci wooteem yëmbal ak monsieur Diouf rappelé waat na encore ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di sant dem Tëngéej ak ki nga xamante ne def na leen opération bu réussir entre 2007 et 2008 fële ci Espagne ci wàllu hernie discale mais nee na dafa la dégg nga wax ba wax ci mbirum nerf sciatique duggaale ci hernie yi léegi nag nee na moom bi mu opéré ba pare ka ko gisoon ca Espagne da ko doon nee na dafa làkk ci espagnol ka mu àndaloon ne ko kii lu mu yàgg-yàgg dina mës a am problème mu genou nee na nag bi mu ñibbisee Sénégal ci 2019 gis na ni daal genou am commencé métti bëgg na xam ndax dafa am link entre hernie discale ak li nga xamante ne moom mooy métit bi am ci oom bi ak itam hernie discale boobu nee na lan moo koy indi.
waaw jërëjëf Ndeye Khady nga baal ma rek ma remercier Diouf ak Rokhaya ak bàjjan bi woote woon Pikine maa leen ziar di leen delloo ñaan bi maintenant pour ñëw si ki nga xam ne moo woote fii ne woon Espagne en 2007-2008 mu ngi amoon moins de 35 ans ñi opéré ko hernie discale hernie discale bu réussir na macha allah après nee na dafa dégg xaw a mel ni ku dégg ci espagnol ñu nekk ultérieurement lu mu yàgg-yàgg dina am feebaru genou bu mu ñëwee Sénégal suñu beneen mbokk médecin ne ka loolu xëy na moo déggul woon mais amul rapport bon effectivement man sama mbokk Sénégal bi laay rejoindre je pense que amul rapport direct entre hernie discale ak genou buy metti xanaa wa ilaa mu am benn cause peut-être arthrose mën na laal ndigg laal genou parce que ci biir waxam dégg naa mu ne dafay liggéey ci yu diis. day liggéey lu diis effectivement liggéey bu diis wax naa ko sànq mën na dem ba indi hernie discale mën na aussi bu fekkente ne nit ku xaw a am yaram la tuuti mën na dem ba jàpp genou yi mu xaw a am arthrose peut-être arthrose bi moo nekk fii nekk fële mais diggante boobaak léegi war na def ñaata fukki at wala lu topp je ne pense pas que mu am vraiment lien direct hernie discale c'est mécanique souvent yëkkati lu diis wala daanu wala yu mel noonu moo koy indi mais arthrose du joxe hernie discale parce que arthrose bi loolu arthrose la maintenant arthrose bi mun na nekk si ndigg bi nekk également si genou bi mais je ne pense pas que mu am lien direct donc peut-être beneen feebar moo nekk si genou bi mais loolu je pense bu demee si suñu mbokk rhumatologue yi mën nañ ko si gën a jox ay leeral et puis jox ko ban kii moo koy saafara en attendant rek na moytu liggéey bu metti bi comme nee na day yëkkati lu diis liggéey bu metti na si def lu mu mën mu moytu ko daal moo gën. D'accord Kaffrine suñu papa bi ne moom dafay sëqat te suy dox lu bari dafay appaat aussi day sonn lool lan nga koy jox comme conseil. waaw li muy wax noonu ñaar yooyu mën na ànd nee na dafa commencé ci feebar sëqat après mu dem ba def ko appaat bu doxee tuuti sonn ba dootul mënut dem pour man mën na nekk ñaari feebar yi nga xam ne moom la sama xalaat gën a njort mooy mën na nekk problème xëtër moo lay saxatloo dem ba léeg-léeg dox bi xaw la jafe bu dee feebar dafa avancé wala mu nekk problème xol bi aussi mën na am feebar dem ba retentiru saxatar yi muy indi saxat di indi Disney bi mu wax maanaam gaaw a sonn gi dem ba dootoo mënati dox lu sori yum si mënta doon day am yeneen signe parfois mën na ànd ak tànk yi di xaw a gal di néewi wala yeneen ak yeneen mais lu mën na def daal mooy mu dem seeti médecin mën na dem seeti médecin bu ko gën a jege wala infirmier bu ko gën a jege dina ko xelal lu mu si xam après orienté ko fu mu war a dem mais je pense que suñu mbokk pneumologue yi wala suñu mbokk cardiologue yi quand même ñoo gën a indiqué ci situation bi mu dem gis leen je pense que am na Kaffrine wala bu amul Kaffrine aussi Kaolack moo gën a jege wala Fatick wala pneumologue waaw Kër Massar mi ngi ci juróom fukki at ak juróom jàpp juróom benn fukki at chauffeur la nee na dafay am crampe en général ci mollet bi la wax suufu tànk yi aussi dafay tàng jër position bu allongé bu ko defee lu yàgg rek nee na day am douleur lan nga xalaat ci tableau bi. waaw tableau bi souvent mooy liggéeykat yi nga xam ne dañuy toog toogaa bu yàgg chauffeur la j'imagine que day toog lu yàgg ak xaw ma fan lay dawal soit biir Dakar wala muy génn Dakar mais souvent toogaay bu yàgg mën na rejoindre li ma doon wax sànq mën na jàpp colonne vertébrale bi surtout si ndigg bi yax yi di gën a jegante di bés disque boobu ma doon wax disque bi léeg-léeg buy commencé génn moom la ñuy wax protrusion discale day commencé di ñëw di laal neer yi nga xam ne ñooy génnee foofu te neer yi bu ñu génnee dañuy jaar si toogukaay bi ñëw ba si cat baaraam yi donc laal bi mu koy laal noonu mën na indi crampe bi mu wax si mollet yi mën na indi aussi nagam gu mu wax ak tàngaay bi si suuf tànk yi donc mën na doon problème bi si ndigg bi la xëy na toogaay bu yàgg bi moo koy def donc mën na nekk juste problème mu nerf sciatique comme mën na nekk aussi leneen mais daal li war a def mooy dem seeti docteur ñu xool ndigg bi et puis xool neer yi ba xam ndax ban feebar la mais ci xama xalaat bu gàtt nerf sciatique la gën a jege vie at yi mu am ak liggéey bi muy liggéey. d'accord Dakar la ñuy mujjee nee na moom dafay am crampe ci guddi gi en général. su tëddeewul jaaxaanaay rek beneen position bu mën a def dafay am crampe mais ci loxo yi. ci loxo yi waaw exactement donc crampe yi nee na si loxo yi la. te bu tëddee wet souvent la koy dal wala bu dëppoo parce que def ne bu jaaxaanee rek lay xaw a am jàmm. donc souvent boo tëddee wet sa loxo
sidit yi nga xam ne ñoo génn si loos bi wàcc si loxo bi parfois mën nga leen a xaw a tànc donc tànc bi bu yàggee mun na dem ba indi loxo bi di nagam di crampe si cat baaraam yi wala si jëm si kaw loxo bi balaa ngaa yegg si conc bi léeg-léeg crampe bi aussi mun na yegg diggante conc bi ak mbagg bi boo tëddee geneen wet gi mu def ko souvent donc soo changé position nga xaw ko wiccax tuuti mu nagam nga xaw ko wiccax xaw a def mouvement mun na dal mais après nga tëddaat si mun na ñëwaat donc mun na nekk feebaru nerf effectivement di commencer ci loos bi wala mu nekk aussi feebaru muscle maanaam muscle yu nekk ci loxo bi mun na aussi bañ a nekk lu graaw juste ay comme li ma doon wax sànq calcium bu xaw a manqué wala bu xaw a yëg wala magnésium bu xaw a manqué loolu aussi bëri na li muy joxe crampe surtout ci loxo yi donc moom aussi li ma koy xelal rek mooy na dem seeti médecin mun na seeti neurologue je pense que mu ngi dëkk Dakar donc neurologue yi bëri nañ côté boobu wala médecin bu munul doon bu demee ñu xoolal ko wax ko lan la moo gën mais mun na bañ a nekk lu graaw daal na dalal xelam rek te dem seeti médecin bi docteur Mawly est-ce que mouvement anormaux yi yenn saa yi dina ànd ak métit mouvement anormal bëriwul li muy ànd ak métit heureusement bëriwul li c'est très rare nga gis mouvement anormal bu douloureux c'est très rare am na ay forme yi ñuy wax forme de dystonie yoo xam ne nii crampe lay commencer mais du ànd ak métit yooyu ñooy yi nga xam ne ñoo gën a spectaculaire maanaam nit ki da ngay jékki-jékki cër bi wañaaru ba mel ni lu fasu mën a sax doon dystonie axiale ndigg bi mën na wañaaru ba boo ko xoolee day mel ni bopp bi daf ko sànni ci ginnaaw wala mel ni bopp bi day jëm ci tànk yi te am na ñoo xam ne da nga leen di gis léeg-léeg noonu la ñuy doxee te yooyu aussi parfois mouvement bi du mooy métti mais déformation bi mouvement bi indi ci yax bi parce que bu dee ci ndigg bi la day dem ba day déformer yaxu ndigg bi donc loolu xëy na mooy indi douleur yi wala mu déformer yaxu loxo bi déformation boobu mën na dem ba indi douleur mais mouvement normal bi moom ci boppam ci genèse am mën na bañ a ànd ak douleur yenn saa yi nga gis koo xamante ne dafa lay wax ni dafay jékki-jékki baaxaamu tànkam yi mel ni day tàlli daanaka du ci mënati dara day jàdd dootul mën a dox ci instant boobu benn mouvement dootu ko mën a def mais da ngay gis que ci li mu expliqué nee na su menee ni day respirer wala mu mel ne dafa wàcc stress am rek affaire bi day gis muy wàcc di wàcc ba baaraam yi delluwaat normal loolu dafa dugg ci ni ñuy waxtaane tey wala am na ay mouvement anormaux yu mel noonu yoo xamante ni mooy xeetu dystonie parce que nee naa dystonie dafa bëri façon am na yoo xamante ni ci baaraamu tànk yi lay commencer day jékki-jékki baaraam yi fasu moom la ñuy wax des dystonies en griffe mel ni kuy bu am griffe comme tànku gaynde wala tànku segg ni muy def griffe yi baaraam yi lemu di xosi voilà donc mun na baaraam tànk aussi mun na lemu ba mel ni luy dugg ci suuf tànk bi mais yu mel noonu souvent mën na yoo xam ne ça vient à l'effort am na yoo xam ne ça vient avec le stress donc certainement ba relaxer def ay séances de relaxation nooy bu baax naan ndox dalal sa xel mën na dañ mais aussi mën na bañ a nekk mouvement anormal parce que mouvement anormal yooyu may wax souvent y a d'autres choses derrière mën na nekk génétique mën na am yeneen cause mën na nekk juste crampe bu simple parce que souvent boo stressé dëgg mën nga jékki-jékki sa baaraamu tànk crampe wala sa baaraamu loxo crampe wala nga sonn wala nga yëkkati lu diis a diis teg ko ci saa si mën na crampe mais après boo noyee bu baax relâché wu mën na bàyyi voilà donc mën na nekk crampe bu simple mën na bañ a dugg carrément ci mouvement anormal yi mais bu fekkente ne yàgg na ci moom te mu ngi koy sonal na ñëw ñu xool ko wala mu dem ci beneen médecin ñu xool baax xam lu balaa ñuy ubbiwaat antenne bi est-ce que cas yi ñu fi waxtaanee ci wàllu mouvement yi nga xamante ne cër bi ni mu koy defee du noonu wala jàpp nañ ne normalul mën na dem ba ci âge adulte jàll la ci xale continuer ak yow effectivement am na yoo xamante ni mun na commencer ci xale continuer dem ba nga nekk mag maanaam comme tremblement bi ñu doon wax sànq mun na commencer dañ am na aussi yoo xamante ne ni dañ koy wax ay myoclonique comme xeetu crise épilepsie lay doon mais bokkul parce que épilepsie ci kaw lay jógee tandis que bi ci suuf lay jógee mooy doon yi ñuul yi moo doon wax suuf yooyu aussi mun na dem ba continuer parfois mun nga ko faj sax muy wàññeeku di wàññeeku mais du tere day màggaaleeg yow donc mun nga dem ba nekk mag mu continuer ak yow mais tout dépend encore une fois ci lan moo ko indi ci cause bi am na cause yoo xamante ne nii par exemple les causes génétiques loo xam ne du wér donc traitement bi c'est symptomatique mun nañ ko calmer nga màggaaleeg moom dem ba am du la teree liggéey du la teree jàngi du la teree dox say activité dem ba nekk mag am ko l'essentiel mooy da ngay topp say traitement normalement et puis bu jaree changer ñu changer bu jaree def leneen ñi def ko mais li ñu mën a jàpp daal pour tontu ci question bi mooy que mouvement anormal yi am na yoo xam ne nii ci xale lay commencer jékki-jékki nga màgg mu dañ carrément ba ci vite am na yoo xam ne mën na commencer ci xale continuer ak yow mag am na yoo xam ne aussi ci âge adulte lay commencer. waaw yenn saa yi nga gis docteur xale boo xamante ne loxo bi day mel ne dafa
comme ni nga ko expliqué sànq waaw dafa lemu nii wala ñi nga xamante ne pour ñu toog problème la ñooñu ci lañ leen di dugal wala ñooñu tam yeneen xeet yi xale waaw am na xale yoo xamante ne nii mën nañ judd normal def lépp normal jékki-jékki commence am li ñuy wax régression psychomotrice maanaam dem ba commencé toog wala ba commencé dox jékki-jékki mënatuñu dox wala jékki-jékki mënatuñu toog wala jékki-jékki sax mënatuñu téye seen bopp bi la cax léeg-léeg mu daanu ci kanam léeg-léeg mu daanu ci ginnaaw donc loolu aussi ça rentre surtout dans le cadre de li ñuy wax les paralysies cérébrales dañ ko doon wooyee bu yàgg IMC wala IMOC infirmité motrice d'origine cérébrale donc loolu effectivement feebar la boo xam ne yóor gi lay laal day dem xale bi soit da koy judduwaale wala mu dab ko souvent loolu aussi si ay feebar la boo xamante ni si ay manifestation dina am mouvement anormal mouvement anormal mun na nekk dystonie maanaam loxo bi nga wax léegi mu jékki-jékki mel ni lu fasu jaadaara jël benn position yam foofu mën na doon aussi ay crise mën na doon aussi ay tremblement. D'accord ñu ubbiwaat antenne bi kon ci 33 825 18 30 ñu ngi ba tey ak docteur Mawly Fall ñu ngi ci mouvement yooyu li nga xamante ne suñu yaram suñu yenn cër yi daf koy def te normalul asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. maa ngi fi rek maa ngi sant yàlla. fan nga ñuy woowee. man de maa ngi nii ci tali bi jëm Pikine. Dakar laa nekk. d'accord ñu ngi lay déglu kon. waaw macha allah ñu ngi remercier bu baax docteur Fall. macha allah émission bi am na solo ñu ngi ci oto bi di dawal di ñibbi suñu kër mais ñu ngi koy déglu. vraiment c'est vraiment intéressant. merci beaucoup. yow aussi soxna Ndeye Khady Diop ñu ngi lay gërëm di la sant. merci. waaw c'est la première fois ma am occasion woote ci émission bi. mais wax dëgg yàlla chaque mardi heure yi dama koy déglu. particulièrement nag bu tey bi daf ma intéressé parce que li muy évoqué moo ñu intéressé te dañ ci am na ci yu mu évoqué yu bari daf ñuy faral di dal te duñu xam les raisons. waaw am na ci par exemple ñuy faral di wax rek ne café boo koy naan da ngay faral di lox ni ñu wax ñu ne la café bi ngay naan la par exemple je veux pas faire de publicité mais am na café ban rapport moo am ak naan café ak peut-être sa loxo di lox. waaw des fois on a l'impression que da ngay bàyyi café gi tu vois que dafa mel ne xaw ma c'est psychologique ou pas mais soo bàyyee café gi tu constates que peut-être lox boobu day deñ. beneen bi aussi mooy étirement bi ñuy def avant le sport ak après sport. waaw on voit que des fois boo étiré wul yenn blessure musculaire da lay yomb étirement boobu ban rapport la am ak peut-être moom li muy wax noonu c'est recommandé de le faire avant de faire du sport wala après la pratique du sport parce que on voit souvent que dafay sa neer yi dafay xaw a kii daal voilà surtout boo defee activité physique intense da ngay sentir ne des fois ay crampes ak yooyu da lay kii boo étiré wu mu bàyyi. est-ce que loolu noonu étirement bi rek mooy solution wala loolu ku muy faral di dal da nga am carence ci benn da nga am carence ci benn mbir quoi loolu laa bëgg mu leeral. d'accord. jërëjëf. jërëjëf suñu mbokk moom mu nekk ci tali bi 33 825 18 30 ñaanal leen yegg ak jàmm seen i kër. ñu xool ki ci topp asalaamaaleykum. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Adja na nga def. waaw ñi ngi sant bu baax. kii de honorable député la député émission bi la de. waaw d'accord Mor Niang. émission bu ne dafa am auditeur mais kii. député émission bi d'accord. maa ngi lay nuyu Ndeye Khady. ñi ngi lay fay Mor. di nuyu auditeurs yëpp di nuyu sama gan gi nga dalal. di ko ñaanal jàmm di ñaan yàlla ñu yàlla doole jàmm ba pare te saare ko ci biir réew mi. xanaa ma jox ko parce que noonu bi ñuy xam nga noonu suñu société bi médecin bi daf ñuy seet presque par semaine bu nekk wala par weer bu nekk parfois mais conseil yi muy joxoon dama gis ñun ci suñu biir am ñoo xam ne exécuté wuñ ko ci mais gis nañu nag fee la pour wax la nit ñi da nga leen jox ay conseil mais dañuy làng wax dëgg yàlla ñett ñu téye nun ñii kenn ki moom dem na wuy ci suñu borom kenn ki dafa paralysie AVC keneen ki yee tamit également yi ñu ko tere woon yëpp moom mu ngi ci biir pour wax la kaani yi ñuy toog nii di ko togg ak nokkas ak wut bésaa bu bees bi nii di def ay pétal yooyu ñu def Ndeye Khady allo waaw allo yooyu nga gis noonu maa ngi koy wax nit ñi c'est tellement dangereux météo mi ngi toog foofu
ba sax bu tooy bii ñuy watt nii boole ko noppal si yeeg yëpp def ci biir di lekk kaani yeeg yooyu ngay gis nii avertir ne ko bàyyi ko mu lànk ko lundi lañ ko gis mu ñëwal boppam mardi bi mu ñëw comment la nekk te pourtant joxoon na ko bàyyi ko carrément mais dafa lànk kon nit ñi tamit aussi nañuy suivre médecin bu ñëw jox te ku ci feebar day xadi allo ku ci feebar na dem jubali médecin toujours ma wax ko fii médecin yi dañoo jàng seen njàng ba am bac plus 8 ñii bac plus 12 dem ba jàngi xam-xam dafay formation ba yàlla dogal ñu teg leen mais dañ leen fi lànk ne leen fi ñu ko nekk ba naqari wëri ci àll bi ñu leen tegal ay jaaj-jaaj lu nu ngeen di leen ko xaal yoo xam ne daanaka bu ñëwee ci médecin bi rek dañ mu yàgg di laajte wala mu paaka dagg yëpp fekk ñoom ñoo ko def fàtt nañ bi yàgg ñetti weer door a ñëw médecin bi dox foofu mi ngi may dégg yéen saa dañuy dina fàttu ñetti weer di dox dem comme faatoo yàgg na man dama ñëw faan foofu noonu ñu ubbi médecin bi ubbil mooy seen bëti gars yi ne ma kaay ñu yëg ci ko mu ne ma kii boo di nga yàq sa bopp xaalis bu leen ko hospitalisé fii demal nga yóbbu ko seen kër ndànkal nga jàpp sa bopp parce que kii noppalu na bu yàgg te wax na dëgg dama ko indi rek ay quelques jours yooyu fu may jàppe rek ñu di mën a dee te wax na dëgg kon loolu lu ma doon contribuer la nit ñi nañu respecté médecin yi te nañu respecté ordre yi ñu leen jox parce que boo siwul conseil yi ñu la jox léegi lu la dal yow bu ko kenn jiñ kenn nag lépp yow jërëjëf Mor Niang ci contribution 33 825 18 30 ñi ngi ànd ak Val d'Afrique asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. waaw Ndeye Khady na ngeen def. ñu ngi sant bu baax fooy wootee. ñu ngi leen di jaajëfal vraiment liggéey bi ngeen di def am na solo chaque fois ñu ngi leen di teewlu. jërëjëf ci teewlu bi. man nag dama am benn xale boo xam ne. mi ngi dugg 5 ans te ba léegi daal waxagul pratiquement daal màggam def trop. même ci dox bi sax noonu la demee woon def na ba dugg 3e année ci la soog a mën a doxee. loolu nag laa bëggoon laaj docteur lan moo ko waral ba xam ndax am na ay solution wala parce que actuellement sax dinaa dégg léegi mu bëgg a wax au lieu que mu wax papa mais baba lay wax. allo. waaw d'accord ñu ngi dégg. dégg nga ma bu baax. waa dégg na la waa. waaw kay loolu laa bëggoon laaj docteur ndax aussi ndax seen hôpital bu Pikine bi am na neuropédiatre ou pas bu fekkente ni dafa war a dem neuropédiatre wala. d'accord fooy wootee. maa ngi ci tali bi nag actuellement. d'accord ayca. waaw mais chaque jour nag ñu ngi leen di teewlu surtout niveau nutrition bi ñu ko tardé. merci beaucoup ci déglu bi. vraiment Sud FM daal ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf sëriñ bi. ok merci beaucoup 33 825 18 30 ñu xool beneen préoccupation asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ndeye Fatou maa ngi lay ziar soxna si na nga def. ñu ngi lay delloo ziar sëriñ bi fooy wootee. di ziar ba di ziar seen invité bi. alhamdulilah fooy wootee. maa ngi woote Pikine. Pikine. waaw dama koy laaj ba xam affaire yi kii bokk na ci bokk na seen bët. bët ci tremblement yi. ndax ay caareel ñu ñoo mag woon constaté woon. waaye neneen ma kii bi dafa lëndëm bu kii ma yor ma ne daa lëndëm ba ni ma yor daa lëndëm waaye lëndëmaay daf ma yóbbu guddi gi damay yor di dox nang du ma mën a dox bu baax quoi. loolu laa bëggoon mu leeral ma ko ba xam bët bokkam bët. d'accord dina la tontu incha allah. waaw allo. waaw dina la tontu léegi incha allah. incha allah ok merci Ndeye Khady. merci beaucoup Serigne bi mi ngi doon woote Pikine 33 825 18 30 ñu jël kenn wala ñaar daal di taxawaat sa bàyyi docteur tontu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Serigne bi na nga def. soxna Ndeye Khady. waaw. ñoo lay ziar bu baax di leen def. ñu ngi delloo ziar di leen ndokkeel ñu itam fooy wootee. émission yi si jaajëf Kër Massar. Kër Massar. waaw. ayca bisimilah. ñoo lay ziar bu baax am na lu ma tax di laajte tey waaye daal yaram boo xam daal karaw daal la yëgul lu métti kanam sama kanam. sa kanam. waaye dama tey li ma tax di laajte mooy damaa wàcc tey daal sama yaram yëpp di karam. du ma banque daal même bu dee ci nit yi ba banque woom karam tànk ci suuf banque baaraam ba banque loxo yi. depuis kanam même jamono sedd ni bu sedd bi ñëwee bala maa liggéey dama ko tàngal ba mu day lakk. doo ko mën a liggéey. waaw yooyu daal moom moo gën a jaaxal lool ak même li nga wax noonu ci wóom bi roxo ji noonu. en même temps am naa.
loolu daal laa bëggoon ko daal damay karam bi ma dal tey jii daal fii nii daal su may tëdd tal ñaareel rek lu ma banque rek day bañ di nagam lool sax moo koy dóor wala ma tàllal loxo yi normal te bu sedd ñëwee daal bala maa liggéey dama koy tàng ba muy lakk ma doo ko liggéey. jërëjëf asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah 33 825 18 30 Assane xam naa suñu amee kenn ci la ñuy taxaw ndax waxtu baa ngi jege asalaamaaleykum. allo sëriñ bi. waaw Ndeye Khady. waaw. naka def waay. alhamdulilah fooy wootee. taximan Ousseynou Ndiaye. waaw Ousseynou Ndiaye taximan. waaw. ñu ngi lay nuyu Ousseynou. ñu ngi lay fay baax na ngeen def. alhamdulilah. ndax ñu ngi am jàmm. ñu ngi sant bu baax. ngeen def ak poussière bi tey. waaw poussière bi de ñu ngi ci di ko kii de di ko jéem a lijjanti. ah. ma ne ñu ngi koy jéem a lijjanti de. ñu koy jéem a lijjanti. waaw yàlla na lijjanti ko waaye benn yoon ndax nit ñu noppal. allahumma amiin. di nuyu sa docteur boobu noonu defe naa Mawoli Fall. waaw moom la waaw. Mawoli maa ngi lay ziar bu baax waay. maa lay delloo ziar Ousseynou. yéen a ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. yàlla dolli sutura waay. amiin jërëjëf ñun ñëpp ñu bokk ko. ma ne ko yàlla na yàlla dolli sutura waay. amiin. allo. dafa mel ne dagg na ak Ousseynou Ndiaye taximan kon su fekkee amul ku rëcc déjà Assane dañuy daal di dem ci tontu yi wala dafa yegg si waat ay ca kon kii ci tali bi la ñuy njëkkee docteur Mawli nee na ci wàllu café souvent dafay gis boo ko naanee da ngay lox ci ay loxo sax la tudd mais nee na yenn saa yi soo ko arrêté nga gis que wala xëy na peut-être nee na c'est psychologique boo bàyyee affaire bi normalaat nee na ndax lien am na entre café ak lox. waaw ñu ngi koy gërëm di ko sant moom muy jógee Dakar di jëm Pikine nekk ci tali bi. waaw loolu parfois day am mën nañ ko seetlu. nga naan yàgg naan café maanaam li ñuy wax nga chronique ci café parfois soo ko naanul mën na indi ngay am ay tremblement ngay lox. parce que café dérivé caféine la. te caféine comme opiacé la comme drogue la boo xamante ne ni cerveau bi am na benn pàcc wala lu xaw méngoog moom lu muy synthétiser donc loolu soo si jëlee lu ëpp mën na ne comme genre surdosage donc surdosage boobu mën na dem ba indi la tremblement nga commencé ko wàññi nga gis tremblement wàññi parce que surdosage boobu day wàññi parfois aussi nga manqué ko yàgg naan café nga manqué café nga mel ni commencé lox mu ngi mel ni rek ñi nga xam ne ni dañu am ay addiction à lu munta doon su leen manqué dañuy commencé def ay signes te signes lu ci ëpp ay signes neurologiques lay doon mën na doon parfois des troubles du comportement mais yooyu mooy yi nga xam ne moo gën a jéggi dayoo mais mun na commencé lox donc effectivement en link am na lien entre café ak tremblement mais du ñëpp lay daal parce que am na ñoo xam ne nii ñoo daa xanaan café fu ñu fekk café naan ko te duñ mos a lox buñ ko naan aussi duñ dox donc je ne pense pas que ça soit psychologique du psychologique effectivement lu am la mais du ñëpp la parce que tout simplement sensibilité nit ñi bokkuñ am na ñoo xam ne par exemple café bi mun nañ ko naan 10 heures du soir mun nañ ko naan minuit plus 5 ñu dem tëdd nelaw am na ñoo xam ne buñ naanee café takkusaan duñ nelaw ba fajar donc ça dépend ci sensibilité nit ñi mais daal li ma ko mën a wax mooy effectivement am na rapport donc bu fekkee loolu daf koy dal na wàññi consommation bi su ko mënee arrêté mu arrêté ko. d'accord nee na étirement avant wala après sport souvent su fekkente ne defoo ko nee na souvent dañuy constater que da ngay am xëy na yenn saa blessure musculaire wala ay crampes. nee na est-ce que c'est recommandé. waaw en fait du ma médecin du sport mais peut-être jàng naa ko effectivement étirement moom avant sport bu mënul doon lu baax la loo xam ne nii dañ ko recommander c'est-à-dire parce que sport booy def da ngay ñëw dugg ci sport bi de manière un peu brusque un peu rapide par exemple bu dee football la da ngay ñëw rek commencer daw donc loolu laaj na balaa ngay dugg nga tàngal sa yaram def ay étirement waa tàllal cër yi tuuti parce que boo ko deful par exemple mën nga def bërët bëgg a daw am lu ñuy wax élongation wala nga am claquage wala nga am déchirure nga bëgg a jóg fekk sidit bi dafa sedd donc muscle bi dafa sedd nga bëgg ko solliciter rapidement mën na yeewu brusquement boobu mën na indi blessure musculaire comme li mu wax effectivement donc étirement baax na donc loolu lu ñu recommandé la parce que nee na ndax c'est recommandé effectivement avant sport da nga war a def étirement bu fekkee sport de haut niveau la aussi boo paree aussi di nga war a étiré wu def lu ñuy wax décrassage souvent médecins du sport yi ak ñi ne xam ne sportif yi xam nañ ko je pense aussi que wax na ay crampes yi muy am
souvent après sport wala yooyu yëpp mën na nekk conséquence su ñàkk échauffement bu doy ñàkk étirement bu doy donc normalement balaa ngay sport surtout bu dee sport bu xaw a violent la bu yàgg laaj na nga étiré wu ba tàngal sa yaram ba mu tàng nga soog a dugg ci sport boobu. d'accord moom tam mi ngi ci tali bi di wootal benn xale bu am juróomi at nee na waxagul ba tey def na ñetti at balaa muy commencer dox ndax am na solution nee na par exemple su waxee wax papa baba lay wax baba noonu la koy waxee nee na ndax hôpital Pikine aussi am na neuropédiatre pour su fekkente ne daf leen bëgg solliciter. waaw en fait question bu njëkk bi mooy xale bi am 5 ans yéex a wax et puis yéex na dox apparemment aussi ak yooyu donc kooku dañ koy classer ci li ñuy wax les retards de développement psychomoteur. Souvent bari na xale yi mi dal ñi am retard yéex a toog yéex a dox yéex a wax yéex a def lu nekk souvent loolu lu ci ëpp lu ko indi mooy que xale bi soit dafa am souffrance bi ma doon wax à la naissance wala mu dab ko mu am infection wala mu am beneen feebar boo xam ne mooy tax cër yi commence a dellu ginnaaw donc développement bi yéex loolu day am donc loolu na dem soit seeti pédiatre wala mu seeti neurologue wala mu seeti neuropédiatre dana ma permettre ma répondre ci question bu stop est-ce que neuropédiatre am na hôpital Pikine non malheureusement amaguñ neuropédiatre hôpital Pikine mais am nañ neurologue am nañ ay pédiatre tamit je pense que comme si dem rek mën nañ ko xool neuropédiatre nag bon bariwu fii Sénégal ñu ngi koy jàngale fii ci université bi je pense que at yi ci ñëw inshallah dina commencer di génn di développer pour mu gis neuropédiatre nga baal ma xanaa hôpital Fann lay dem waaw d'accord Pikine la wootee nee na ndax bët bokk na mouvement bët yi defe naa loolu la bëgg a laaj ndax bokk na ci li ñuy waxtaane tey. waaw question bi xaw na lëndëm tuuti ci sama gis-gis parce que waaw bët yi dafay lëndëm te souvent lëndëmaayu bët bi day tax mu ralentir muy yoot buy dox effectivement parce que pour nga dox foog nga gis fi ngay dox soo gisu fi ngay dox da ngay xaw mel ni kuy tâtonner kuy làmbat donc loolu mën na yéexal dox bi maintenant am na lien effectivement entre mouvement ak gis-gis mooy li may wax ni léegi parce que nerf yi nga xamante ne nii ñooy dem ci bët bi di jógee ci bët bi dem ci yuur gi loolu aussi am nañ fu ñuy daje ñoom ak nerf yi nga xam ne ñoo yor mouvement bi am nañ ay connexion donc benn feebar mën na laal bët yi laal mouvement bi ba tax say bët du gis bu war wala sa mouvement du demee ni mu waree par exemple am na yenn xeetu pathologie du mouvement yi ñuy wax ataxie donc da nga si boore mel ni ku am trouble de l'équilibre mel ni sa doxin day xaw a mel ni luy jeng nga léeg jékki say tànk mel ni da nga koy écarter pour mën a am équilibre léeg-léeg boo jógee brusquement mel ni ko xaw a miir parce que cerveau bi c'est un tout mais dafa am ay connexion en tout cas lëndamaayu bët yi ak yoot bi mun na am lien mais bu fekkente ne feebaru bët kese la aussi bu guddee du gis bu baax donc il va falloir que mu taal lampe bu leer wala mu làmbatu pour mën a gis fu muy dox loolu leneen la loo xamante ni peut-être duggul ci cadre suñu thème bi mais am na feebar yoo xamante ni mën na laal effectivement bët yi laal neer yi effectivement dugg na ci thème bi te loolu li ma koy wax rek mooy na dem rapidement seeti ophtalmologiste yi wala mu seeti neurologue yi comme ça ñu mën a def la part des choses ndax lu bokk la lu ànd la wala ndax loo xamante ni jotewul dara Kër Massar la woote nee na tey moom dafa yendoo crampe ci loxo yi ak ci tànk yi nee na tam dégg na la sànq nga wax jeunes yooyu di def rek kuruj noonu loolu itam am na problème bi dégg naa ko aussi mu wax que en général su sedd bi ñëwee faaw mu tàngal ndox pour mu mën a sangu ay cëram mën a bàyyi loo koy wax waaw loolu aussi lu am la effectivement jamonoy seddaay souvent crampe wala nagam day yomb nit ñi cër yu nagam wala cër yu di crampe wala mel ni ay li ñuy wax paresthésie ay sensations yoo xam ne daal neexul daal désagréable comme ay sànqale ñuy dox ci tànk yi wala ci loxo yi loolu day am souvent seddaay bi def kenn loolu aussi problème mu neex la effectivement comme li ñu doon wax mais mën na bañ a nekk un mouvement anormal forcément mën na juste nekk problème neuropathie périphérique soit mu nekk ku am diabète mu indi ko lool wala ku am beneen feebar mu indi ko lool mën na nekk aussi problème mu par exemple bu dee ci tànk yi lépp mën na jógee ci ndigg bi parce que maa ngi koy rappeler léegi neer yi ci ndigg bi lay soxe ko yuuru ndigg bi fa lay génnee jëm ci tànk yi yi nga xam ne ni ci yuuru loos bi la ñu génnee ñooy jëm ci loxo yi yi nga xam ne ni ci yuuru bopp bi lay génnee ñooy jëm ci kanam gi donc loxo yi di crampe wala di nagam ak tànk yi kanam mën na nekk ci yuuru ndigg bi lay jógee comme mën na nekk neer bi ci boppam moo am feebar mu ñuy wax loolu li ñuy wax neuropathie te effectivement neuropathie souvent seddaay bi daf koy aggraver tàngaay bi daf koy améliorer d'accord moom aussi même jeunes yi aussi di karaj-karaj yi mën na nekk arthrose
donc na dem xooli médecin ñi indil ko saafara bu soobee yàlla. d'accord Ousseynou Ndiaye ñu ngi koy gërëm di ko sant ci wooteem dafa mujj dagg docteur ci wàllu pédiatrie mouvement anormaux yi mën nañ ko faj am ngeen ci ay traitement. waaw si wàllu pédiatrie yi mouvement anormaux yi nga xam ne mooy ñëw si xale yi am na yoo xam ne mën nañ ko faj ba mu wér am na yoo xam ne mënuñ ko faj encore une fois ça dépend si cause bi am na yoo xamante ne nii c'est des causes dafa am lu manqué si yaram bi. par exemple am na lu ñuy wax dopamine bi ma tuddoon sànq si malade de Parkinson donc si yur gi la bokk benn ferñeent la boo xam ne day sotteeku su ndox bi mooy tax ñu mën a am mouvement yu normal yu harmonieux yu normaux yu harmonieux donc dopamine boobu su commencé manqué ci xale mën na indi mouvement normal donc boo remplacer dopamine rek day wér. am na aussi yeneen ferñeent yoo xam ne ni mën na wàññeeku même vitamine E am na ñoo vitamine E su wàññeekoo mën na indi mouvement normal boobu aussi soo ko joxee day dañ am na yeneen ferñeent ay vitamine B1 ay biotin ay thiamine yooyu yëpp su manqué mën na indi mouvement anormal mais yooyu boo ko suppléer nga remplacer ko mouvement bi day dañ xale bi day wér donc yooyu moom baax na ñëpp xam ko surtout médecins yi neurologues yi pédiatres ak yeneen médecins yi ñi xam ko di recherche ko buñ ko gisee faj ko mu wér. par contre parallèlement am na yoo xamante ni du wér parce que mooy nga xam ne surtout c'est génétique dañ ko donnoo wala mu dab la ça dépend ci cause bi bu fekkente ne da nga ko jëlee ci infection buñ fajee infection bi après mouvement bi mën na dañ mais bu fekkente ne par exemple c'est génétique da nga ko donnu say maam wala say maamaat souvent yooyu day pour mu wér mënul nekk même si dëkk yu mag yi aussi mënul nekk mais am na ay traitement symptomatique yoo xam ne dina améliorer vraiment ba nga mën a am qualité de vie bu normal. cër yi est-ce que mën nga ma rappeler loxo la ak yi muy faral di attaquer loxo. loos ci waaw loxo loos effectivement mën na jàpp loos bi loos bu dëngalu comme li ñu doon wax torticolis. ci la bokk wala mel ni dafa wañaaru. parfois mën na wañaaru yam fa parfois mën na ñëwaat normal jékki-jékki demaat. parfois day mel ni sax bopp bi dafa wëlleelu mel ni kuy jëmee ginnaaw waaye da ngay gis nit ki day mel tout le temps day gestu alors que gestuwul si du tout muscle baat bi ñoom ñooy crampe di ko tourner noonu te du si mën dara parfois mën na dem sax ba jàpp nit ki muy mel ni koy wëndeelu donc loolu xeetu mouvement normal la si loxo yi bu ñu amee bi si gën a bari souvent mooy ñi nga xam ne crampe de l'écrivain lañ ko ñi nga xam ne dañuy bind lu bari ça c'est des dystonies de fonction donc bu ñuy bind da ngay gis ne baaraam yi day lemu ba poignet bi di lemu di fasu te léeg-léeg sax boo xoolee mën na jàpp beneen loxo bi alors que beneen loxo bi deful dara moom la ñuy wax les dystonies en miroir day mel ni day reproduire mën na doon aussi si nga xam ne ay musiciens lañ comme guitaristes yi par exemple ñu yàgg a téye seen guitare di guitare mën na dem loolu mooy borom xalam yeeg yooyu mooy dystonie de fonction mën na jàpp aussi tànk yi surtout baaraamu tànk yi muy lemu mooy orteils yi ma doon wax en griffe wala cheville bi mel ni lu tordu mel ni lu lemu wala sax dem ba tànk yi arqué mën na dañ te yooyu yëpp am na si yoo xam ne buñ ko fajee mën na wér ça dépend si cause bi am na cause yoo xam ne buñ ko gisee buñ ko fajee day wér ba set wicc am na yoo xamante ni pour ñu faj ko day xaw a jafe pour finir aussi mën na laal ndigg bi am na li ñuy wax les dysfonctions axiales ndigg bi day jékki-jékki mel ni lu tordu mel ni lu lemu jékki-jékki vraiment mel ni ndigg bi dafa xaw a wëndeelu loolu aussi am na mais daal pour jàpp ne am na yoo xam ne nii mën nañ ko faj am na yoo xam ne nii mënuñ ko faj tout dépend si lan moo ko indi si cause bi ko indi. En général à quelle occasion la ngeen koy gis. waaw souvent bu dee ci xale yi souvent maman yi ñoom ñoo koy seetlu maman yi mën nañ seetlu par exemple seen doom dafa gis ne tànk bi soit day yëngatu bu jaaru yoon wala loxo bi day yëngatu wala bopp bi day yëngatu wala ñu seetlu que ni xale bi cër bi du ko yëngal dafa mel ni cër bi dafa paralysé mais amul paralysie mouvement normal bu ñu koy wax c'est en dehors de toute paralysie waaw c'est en dehors de toute paralysie du paralysé mais dafay sanax dafay nagam et puis day doon loo xam ne nii mënatul def mouvement wala mouvement bi ëpp souvent mères yi pour répondre sa question maman yi ñoo koy seetlu wala parents yi en général ñoo koy seetlu wala aussi parfois école mën nañ ko seetlu maîtresse yi ak yooyu aussi mën nañ ko seetlu signaler ko parents yi après parents yi yeggee ñu ko daal di ñëw hôpital est-ce que mën nañu dund ak xeetu problème yi docteur mouvement anormaux yi. effectivement mën nañ dund ak xeetu mouvement anormaux yi am na si mouvement anormaux yoo xam ne nii c'est des mouvements anormaux banaux yoo xam ne nii amul benn complication amul benn gravité mais am na yoo xam ne nii c'est vraiment handicapant da lay yàqal lu bari ci sa dund mais mën nañ dund ak moom parce que yu si ëpp ci mouvement anormaux yi du engagé li ñuy wax pronostic vital c'est plutôt pronostic fonctionnel bi lay quand même jàpp altéré sa mën na sa capacité sauf lay jouer mais pronostic vital bi du ko engagé mais encore une fois boo teelee ñëw hôpital bu ñu ko teelee gis y a beaucoup de traitements yoo xamante ni buñ la ko joxee mën na la améliorer bu baax a baax.
seen taux de réussite ci accompagnement xale yi ko amee c'est assez satisfaisant. c'est assez satisfaisant ci xale yi mais encore une fois ça dépend cause bu fekkente ne yi nga xamante ne nii mooy les causes curables bu ñu leen fajee day wér donc loolu réussite bi c'est à 100%. les causes génétiques souvent ce qu'on vise c'est d'améliorer la qualité de vie donc def le traitement symptomatique calmer ko ba xale bi mun a dem jàngi école mun a dem ak ñëw mun a lekkal boppam correctement mun a dund correctement. mais am na yoo xam ne nii c'est vraiment très 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 sévère. souvent pronostic bi dafay xaw a sombre sur le plan fonctionnel donc yooyu aussi même si waaw si malade de Parkinson bi effectivement au début feebar bi noonu la bindoo traitement bi day marché carrément moom la ñuy wax ñun si une phase de lune de miel lune de miel au début day neex vraiment traitement bi day marché nga nekk en on lépp jaar yoon nga dem ba si biir am lu ñuy wax phase de off yi déclin bi maanaam comme garab yi doxatul nu mu war a doxee de ce fait mën nañ changer garab yi wala ñu yokk garab yi après nga kiiwaat donc loolu c'est des fluctuations parfois day neex parfois mu kii mais encore une fois malade de Parkinson feebar la boo xam ne nii du wér mais mën nañ ko satisfaire vraiment à 90 voire 95% parce que une longue durée 5 ans voire 10 ans wala même lu ko ëpp. D'accord. Docteur Mawly Fall ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay gërëm di la sant. ma fàttali ne neurologue nga chef service neurologie bu hôpital bu Pikine tey ñu ngi doon wax ci mouvement Anormo moo xam xale wala mag ñi ngi leen di jox kon rendez-vous dimanche prochain dinañ leen ko tegalaatal intégralement su brève 15 heures yi jeexee ñi ngi gërëm Assane Thioune moo nekkoon ci machine bi Ndeye Khady Diop ci micro bi ñi ngi leen di jox aussi rendez-vous mardi prochain ci beneen thème bu ñu yaakaar ne dina leen amal njariñ. Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur. Où que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter en direct ou en replay vos émissions préférées. L'appli Sud FM Radio Sénégal est disponible sur Android et Windows Phone. Sud FM, première radio privée du Sénégal.